Diaspora 221 jërë ngeen jëf di am toujours mbégte contentement saa su nekk di jàkkaarloog yéen di leen indi li nga xamante ni moom ngeen di soxla fépp fu waay mën a nekk ci àddina ak fii ci réew mi di Sénégal alors comme ni ngeen ko xamee Diaspora 221 heure bu ñu toogee fenn ñoo ngi toog ak ndaanaan ci domaine bu nekk bu mu munti doon tey nag ñoo ngi fii ci Petit Mbao ci côté mango bi suñu ñooy xëy nag Petit Mbao rek balaa ñuy joxe sax adresse exacte seen xel dina dem ci ku nga xamante ni jamono ji Sénégal moom la ñëpp di waxtaanee ndax riiram bari na loolu coowam bari na loolu ndax li ko yàlla may muy docteur di tradipraticien en même temps mu nekk ñoo xamante ni nag vraiment nee naa docteurs yi bari nañ tradipraticiens yi bari nañ loolu ku nekk ak sa méthode ku nekk ak ni ngay wëree nit yi waaye moom yàlla dafa def ni nit yi ñoo ko wër ndax coowam ak riiram moo tax ñun ñi ñu jël décision ne ko dañuy ñëw bokk ak yow plateau pour ñi nga xamante ni ñooy ñiy seetaan bénéficier wu ci li nga xamante ni moom la yàlla may alors ñoo ngi toog ak docteur Abdoulaye Diallo Sénégal moom kenn dootu ko présenté waaye tamit àddina kenn dootu ko ci présenté ndax presse étrangère jël nañ ko pour def ak moom émission kon nag ñun sénégalais yi ñun ñoo ci war a gën a bénéficier wu donc docteur dama lay bàyyi rek nga nuyoog internet Diaspora 221. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين اللهم صل على سيدنا محمد سيد الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين barke Sëñ Fallu barke Sëñ Touba. Décidément avant tout le mot docteur là bëgguma ku ma ko waxati sauveur laa duma docteur man docteur yi laa ku mu neex ku mu neex docteur yi nañ ko jël ñii di def médecine moderne nañ jël seen mot docteur soxlawuma ko waaye xam naa ne de am na ay feebar yu ñu am ñoom maa leen di faj liste ba nag baa ngi fii numéro téléphone yaa ngi nii lu ma wax rek am na vérification décidé naa tey nañ ma woowee Abdoulaye Diallo bu Serigne Touba faqat waaw jël naa sama lépp jox naa ko Serigne Touba attention taalibe Baye Niass laa dama tarbiyu am fatxu mubin am fatxu qarib am fatxu mutlaqan waaye ma ne la j'assume ce que je dis lu Serigne Touba amul soxlawuma ko. lan moo la booleeg Serigne Touba docteur. kenn mënul xam yàlla fekk Serigne Touba nekkul sa biir xol man maa la ko wax ku bëggul Serigne Touba amoo wàll ci yàlla ak koo mëntu doon. Allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yàlla mooy waliyu boo xamante ne da lay génnee ci ay ténèbres di la duggal ci lumière Sëñ Tuubaa day génnee ci ténèbres di duggal ci lumière defu fi waxu fi lu dul yàlla du yàlla nag Sëñ Tuubaa du yàlla waaye nekkul leneen lu dul yàlla maa ko wax Sëñ Tuubaa du yàlla waaye nekkul leneen lu dul yàlla. J'ai répété encore, je l'ai dit dans une émission antécédente, je crois sur Info Rewmi et Sénégal 24. bari woon naa ay torof benn moment Serigne Touba moo ma génne ci yooyu est-ce que xam nga je suis le seul qui organise le Magal de Touba au Fouta. keneen sañu ko. boo ko defee sëriñ ñiy jóg ci yow man nag dañ maa mënul dara rek lu ñu jàng naa ko lu ñu xam naa. sa amul ci Serigne Touba. fan sama mbëgg rek Serigne Touba ñemeloo na ma lu ne ci àdduna na ma ñëpp bàyyi ngir Serigne Touba ma dese Serigne Touba. docteur lu la Serigne Touba defar. tout bi may njëkk a dem Touba xaw ma kenn ma dem jaale ji sama pap bi ma yar yaraax boobu maa ngi Mauritanie ma jóge foofu man leen maa ngi dem ziyaare Serigne Touba wàcc garage boobu aw ma oto. ma dox ba ci rawda bi di ne labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka parce que yàgg naa ko gis ci ay gént
man déjà su ma nekkul taalibe Sëñ Tuubaa sax xaw ma lan laay nekk parce que gis naa àjjana Sëñ Tuubaa nekk ci digg gi ñu ne lii mooy àjjana chaise yi wër ko ma nekk 3e rang donc ci Sëñ Tuubaa laa bokk. docteur nga ne gis nga Sëñ Tuubaa fan. ci gént en 2002 au Gabon. waaw. xam nga man du ma waat parce que du ma fen. man na mooma dara bay fen. et je suis un homme libre. un homme libre c'est un homme qui assume ses responsabilités. ma gént ko en 2002 ma gis li ñuy naan lii mooy àjjana. Sëñ Tuubaa moo nekk ci digg gi. ma gis ay chaise wër chaise plastique yooyu 3e rang laa toog donc dama fa bokk. gisaat naa gént nag xawma leer mais mu ngi mel ni ñëwal julli ajjuma Tuuba moo tax duma ci prononcer lu leerul duma ko wax parce que Sëñ Tuuba nag doo wax ci moom lu dégguwut. léegi tout ça c'est en 2014 que je suis parti voir Sëñ Tuuba fin mai je crois lorsque j'ai perdu mon père qui m'avait éduqué fii ci Yaraax bi ma demee garage yegg ci Sëñ Tuuba du gis ngeen photo bi fi ma toogoon jour boobu heure tëj rawda bi sax jotoon na ñu bàyyi ma ci rawda bi 30 minutes après la fermeture man kes ci rawda bi bi ma pare ñu ne ma doo fi jóg gisoo ki fi yow ni nga mel nii doo fi jóg gisoo ki fi toogal Sëñ Tuuba boobu sëñ Sidi Maxtaar Mbacké moo fi toog du ma dugg ci yeneen détails yi ni ma def ba sëñ Sidi Maxtaar dalal ma résidence ba ma dugg chambre 4 laa nekkoon def 2 nuits 3 jours quoi 2 nuits presque 3 journées bi mu recevoir ma ba ma tal sa néegam ci diggu lalam la toog recevoir ma néegam sëñ Sidi Maxtaar Mbacké barke Seydina Mohamed benn takkusaan ajuma la woon ma talal samay loxo ma ne ko ñaanal ma Mbacké naa ëppale képp ku fi amay taalibe naa la ëppale taalibe fekk duma la yàqal dara pour ma liggéeyal Sëñ Touba ñaanal ma Mbacké bépp région ci Sénégal naa fa tabaxal Sëñ Touba résidence ak jàkk ñaanal ma Mbacké yàlla naa jeex takk ci Sëñ Touba ñaanal ma yàlla naa ñaanee loxo Sëñ Touba yàlla naa bindee loxo Sëñ Touba di ñaanee gémmiñu Sëñ Touba ñaanal ma Mbacké wér sutura gudd fan ñaanal ma Mbacké képp ku ñëw ci man yàlla na aajam faju bépp patient bu ñëw ci man yàlla na nga wér képp ko aajam dul faju yàlla bu mu yegg ci man li may delluwaat ci rawda Sëñ Touba yépp après musuma ñaan leneen lu dul képp kuy ñëw ci man yàlla na aajam faju et je réitère képp ku dul wér yàlla boo gis ak man képp ko aajam dul faju yàlla bu mu ñëw ci man xam nga donc man triché wu ma. ñun gis nañu ay vidéo yoo xamante ni nit yu ñëw fii faju ba wér ñoom ñoo jël seen propre initiative def ko pour wane ni wér nañ mu nekk ay feebar yoo xamante ni ñu baari teguñ ne lu koy faj yomb na balaa ñuy ñëw ci loolu dañuy ñëw sur le phénomène Diallo d'abord parce que dañuy gis Diallo ak stylam et pourtant ministre bi daf fi ñëw. ay sëriñ sax dañ fi ñëw comme li may wax rek ñun balaa ñuy ñëw ci nit dinañ def ay recherche xam luñ ci war a xam ba pare balaa ñuy ñëw jàkkaarloog moom sëriñ bu ne dégg nañ ne daf fii ñëw gisuñu ko nag mais dañoo dégg ñu ne sëriñ bu ne gaare na fi otoom ministre bu ne teg na fi tànkam homme politique maa ngi ñëw foofu homme politique bu nekk teg na fi tànkam sénégalais lam daan bu mu munti doon ku nekk teg na fi tànkam te bu ñu ñëwee ñëppay tolloo ñëppay rang ba agsi alors te dañuy gis nga am style boo xamante ni yaa ngi sol pantalon yaa ngi sol chemise tradipraticien yi ñuy gis en général dañuy sol ay ñettu abdog yooyu et pourtant taxul nit di kenn xeebu la ci fii day fees dell def nga sa planning boo xamante ni heure bu nekk ak ñi ngay recevoir te kenn du ñu di ticket heure bu nekk ak ña fay ñëw et pourtant c'est style ku la gis du la foog ne yàlla am na lum la may pourquoi nga préférer garder ce même style. ku ma nee jàkk nag xam ne kii am na lu ko yàlla may. tout à fait. ku ma nee jàkk boo toogee ma minute nga xam ne kii am na may yàlla kooku moom sama style nag man je ne triche pas je m'habille comme je veux damaa ñaan yàlla ajjana ci àdduna ajjana ci àllaaxira loolu laa ñaan yàlla lii laay sol ma nekk à l'aise sama yére yëpp Amérique laa koy commandé ak France dàll Louboutin Christian Louboutin dàll bu mu defar sol naa ko ci sama pointure boo commandé naa ci néegu daal laa fi yor dugal ay Pierre Cardin laay sol ay Yves Saint Laurent costume laay sol ay parfum yu cher laay def ay montre yu cher laay takk loolu laa gëm balaa maa defal nit kay mu am alal wala mu nekk ci jàmm man ma nekk ci jàmm d'abord
xëy naa benn bés ma sol benn jersey toog deful 1 heure temps ma sumbi ko je me sens pas à l'aise dedans ma sumbi ko sànni ko sol sama body ak sama jean toog bugguma rëy parce que xam naa ne yëf yi du man. yëf yi kan la. non mais Sëñ Tuuba mooy def boppam yàlla. yàlla mooy fajloo nit. yow doo yàlla mais doo leneen lu dul yàlla ku nekk secret yàlla ngi ci yow yow am na loo xamante ne maa ngi koy wër ci yow la nekk nit du xeeb nit. jox naa la benn exemple nee naa la par exemple mun na am ay wërsëg yi ma yàlla wërsëgal ñu ngi ci àll bi du nee nga diaspora 2021. waaw diaspora 221 code Sénégal. mun na am ne war naa am foofu ay milliards mais fii la war a jaar ba ñi xam ma jox ma milliards yi. kii jox ma 10 000 kii jox ma 15 000. lépp yàlla la. du ne ngeen leen dul yàlla neen la le neen n'existe pas où est le rien tout est Dieu. vidéo yi man j'ai jamais voulu ça nit ñi ñooy def ay vidéo man j'aime pas soo ko fekkee sax dama ko nangu parce que day mel ni dama ciy gis sama bopp. xam nga gis nga ay vidéo de grandes personnalités yu témoigné faj naa leen diabète. si on a vu. diabète dem naa par exemple semaine bi passée dem naa ba def ko 100 000 alors que avant j'avais dit diabète à 50 000. semaine bi ma gis am na ñuy ñëw 50 000 bi lañu déggoon ma ne defar naa ko 100 000 su ma neexee def 3 millions du sam xam-xam la. mais ni ma wax kenn dama ko wax ni mu génne rek ma rus ma ne man dafa mel ni yëf yi man maa ko moom te dinañ ma koy def loo affiche bi ma defoon désormais 100 000 ma dem rocci ko xotti affiche bi. ma ne 50 000 bu yeboo ma perte je m'en fous j'assume 26 000 yi ma ciy perte man même garab bi 76 000 la may dikkee lu ma ciy perte yàlla na Sëñ Tuubaa féetewu foofu. loolu laa wax ci samay employé ak nit ñi fi nekkoon ñëpp seet nañ jour boobu ma xotti affiche bi. ku am 50 000 naa la faj peut-être Sëñ Tuubaa moo ne kii xolam bu baax bàyyi ma def ci moom parce que yàlla yërmande rek la sol ku yërëm jaamam yi rek la sol nañ ñi ñëw man duma fen kenn mënu maa fen loo man na mu ma dara amoo ma ne yaa ngi waxoo ministre ak grande personne ak sëriñ amul ku fi ñëw indi xam-xam bu mu amut amul looy ñëw fii ci am aussi lu ma amut donc da ngay yem rek ñëw faju sëriñ bu mag ñëwul fii pour jàng dafa am feebaram nit lu la yàlla may am na loo xamante ne mënuloo ko sa bopp nga dem rek faju ñun xam nañu feebar prostate ku am 50 ans te exposé à avoir prostate mun naa ko faj doo dem di def ay raccord ñu lay defay kii ku fi def raccord sax boo ñëwee ci man 2 semaines nga dindi ko may yàlla la muy prostate buy tëju muy prostate buy sewloo muy prostate bu néew muy prostate bu tàng muy prostate buy metti bu amee xeer nag mënuma ko kooku opération rek ngay dem defi mais 5 prostate yi ma la limal nii boo ñëw ma faj la te 40 000 dong ngay fay man ñeme naa sax wax samay prix ci télé. am na keneen ko woon ñeme ay 200 000 100 000 la ñuy laaj. diabète 50 000. hémorroïde da ngay sonn rek nit ñi dañuy faj di wér parce que mënuñu faj bu ñu la joxee garabu hémorroïde te raxas suñu biir bi fooy dem. yow biir bu amee colopathie ou chronique ou fonctionnelle ou mu tilim moo lay jox hémorroïde mooy rétrécir sa sexe moo lay jox éjaculation précoce moo lay jox. faiblesse sexuelle moo lay jox impuissance sexuelle parce que yëpp bokkul rétrécissement sexuel éjaculation faciale ou précoce faiblesse sexuelle impuissance sexuelle yii benn bokku ci ak sa morom. comprendre nga. waaw moo lay jox bu dee jigéen nga perte blanche yuy xëy. moo lay jox sax kyste ovaire moo lay jox fibrome moo lay jox trompe bouchée bu dee jigéen nga. moo lay jox tànk yu tàng bu dee ngay góor ngay jigéen mooy lëndëm loo sa bët lépp ci biir la mooy jox fii. arthrose cervicale mooy jox ndigg buy metti lii yëpp biir moo koy joxe ak hémorroïde bi boo amee encore hémorroïde mu gën a tar fii ba fii nga toog muy metti lii yëpp hémorroïde moo koy def foo dem ñu ne dañ laa liggéey fekkee kenn liggéeyu la hémorroïde la rek am na ñuy paralysé hémorroïde bu yàgg moo tax mu ñu paralysé waaw boo amee hémorroïde bu yàgg fajoo ko surtout bu interne bi nga dof lu ba am arthrose boobu moytu paralysé man ko paralysé ñaar laa la njëkk faj hémorroïde bi ak xol bi parce que xol bi buy joxee deret comme il le faut man xoolal problème de xol par exemple bu ñu la nee ñëwal opération 7 millions wala 12 millions ñëwal rek man ma jox la garab 4 semaines même bu valvulité yoon day tijji ko. te hémorroïde 40 000 ngay fay non hémorroïde 15 000 d'abord de pare fajewu ma sax hémorroïde 15 000 30 000 la hémorroïde di jar. mais nag du ma la faj hémorroïde raxasuma biir bi donc 15 000 et 30 000 ça fait 45 000. munoo fexe ba indi 30 000 ma faj hémorroïde.
45 000 ngay fay à prendre wala laisser samay prix nag mën naa wax ci télé bi ku mu neex nga ñëw ku mu naqar nga toog man sha yaati wa man sha ankara. mais dañoo gis ne prix bi au contraire dafa wàcc yow da nga ko allégé par rapport ak ñi nga xamante ni comme li nga wax dañuy wax 100000 wala 200000 lan nga jublu ci wàcc prix bi. jaamu yàlla accessibilité à tout le monde mburu kay dafa am valeur ci nit mais 175 lay jar bu ñu ko jënd 1000 francs duñ ko jënd. dañ koy jënd mais nit c'est pas parce que am nga dara nga ne dañ koy hépatite B. sonal na Sénégalais yi. non au monde bi. waaw. xam nga yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne bàyyi leen di taxaw di naan bàyyi leen di lekkee main gauche tey ñëpp main gauche lañu lekkee daggee couteau. surtout restaurant yi nga xam ne moom la ñuy def. yent bi nee na bàyyi leen loolu di leen di jox jàngoro foie res. bàyyiwuñ ci xel. crevette baaxul ci hépatite day sax joxe hépatite yenn jën yi yabo yi géej yi yenn diwlin yi ko am hépatite waru sax lekk yooyu même supp kañ ko am hépatite waru ko lekk. bon léegi boo nekkee porteur de virus boo demee hôpital dañ leen naan garaawagul demal 6 mois nga ñëwaat yow lu garaawagul mënoo ko faj bu attaqué foie bi noo koy fajee. xanaa day dee. tout à fait. garaawagul bi nga war a faj virus bi mu ngi ci deret bi c'est le même virus que le sida mais moom benn activité la bëgg attaqué foie bi benn mébé dong la attaqué foie bi bu la attaqué nga am cirrhose wala kii parce que même bee bi day nekk tumeur. tu es mort mënuñu faj sax fi nga nekkee porteur sain éliminer virus bi ñoo xaar bi mu attaqué fa xanaa boobaa da ngay dee 6 mois yi lay jox ñëw man ma faj la ci 6 mois. boo demoon Suisse di injecté 300 000 francs ngay fay injection bi 500 euros 325 000. man je te soigne les 6 mois avec 330 000 c'est-à-dire le mois 50 000 pendant 6 mois. mais premier mois bi ak 4e mois bi da ngay jëlaale garabu colopathie 15 000. nga dindi colopathie bi pour bañ a virus bi attaquer res bi parce que day dundee tilimaay biir bi da koy encourager. moom xam nga virus moom salte rek la bëgg léegi nag damay dindi colopathie bi surtout boo commencé attaquer virus bi day gën a nerveux moo tax même nit buy commencé faj damay naan amul arrêt surtout les 3 premiers mois. d'accord waaw parce que da nga ko assommé virus bi. les 4e mois encore da ngay raxasaat virus bi parce que virus bi dafa bëri ay laaf su ma commencé éliminer laaf yi di des ci biir bi fii di xaw a weex tuuti. donc j'élimine encore le 4e mois donc premier mois 4e mois 65 000 yenn mooy ñoo 50 000 boo defee 6 mois nga dem def charge virale. su jeexee nga yem foofu man nag du ma def charge virale kooku du sama domaine même fibrome booy ñëwee di ko faju fibrome doon naan demal d'abord nga dem xool def échographie ma xam diamètre bi ñaata la man du ma laal jigéen du ma def test bu kenn ñëw di ma naan consultation kyste da nga may indil ma xam hernie bu dee góor nga damay laal hernie nag dafa am hernie discale hernie inguinale hernie xam nga dafa bari ay façon hernie discale hôpital dañ boo dofloo ba ñu opère la loo mënoon sax doo ko mën da ngay paralysé bu leen opère ñëw leen ma faj leen même bu dee sidit bi dafa commencé coincé ñëwal arthrose dama koy faj hernie discale arthrose rhumatisme arthrite même polyrhumatoïde arthroïde 40 000 laa koy fajee. docteur dinañ ñëw ma ñëwaat polyrhumatoïde nag. waaw. bu commencé déformer doigts yi baaraam yi os yi mun nga dem ba 4 mois de traitement soit 40 000 par mois mun nga yem ci 3 mois mun nga yem ci 2 mois comme mun nga yem ci 1 mois. mais lu gën mooy. mais bu demee ba dangereux ba mënatoo dox yaram bi yëpp di yàqu déformation am xamal ne di nga dem ba 3 ba 4 mois de traitement. ok. arthrose moom mun nga wér ci 4 semaines nerf sciatique mun nga wér ci 4 semaines. comprendre nga la plupart de samay traitement 3 semaines même hémorroïde 3 semaines nga wér. su ma gisee ay nit di naan mën na faj hémorroïde rapidement damay ree quoi et puis dañ lay laaj sax loo xamante ne jaru ko ay 50 000 ay 100 000 ay 200 000 tey kenn opéré tout hémorroïde am na ay hôpitaux du ma tudd tur. boo ñëwee nar a opéré dañu naan demal ci docteur Diallo Ziguinchor parce que Ziguinchor laa toogoon. léegi laa commencé ñëw Dakar. docteur foofu laa bëggoon ñëw ak yow parce que ñun sa riir ak say affaire Ziguinchor lañ ko déggee ñu gis la nga installé wu Dakar
peut-être tamit Dakar comme mooy capitale bëri na ñi nga xamante ni ñoo ngi fii dox dajal la ñëpp a fi nekk ndax ñëppay ut fii koom-koom. pour installé wu ma Dakar pour faj. daal nga installé Dakar pour. fii sama kër la. wala ma ne benn ci samay kër. Ziguinchor aw ma fa kër damay loué. bëgguma fa sax kër. su ma ko bëggoon am ko. mais ci village bi bu mel ni Kagnobon laa commencé di construire ak Kolda foofu ma toog foofu moo ma gënal. mais docteur tamit Sénégal ñëpp lay soxla. waaw maa ngi ñëw. waaw. Ziguinchor moo ma fal. lii la fal boo ko fàttalee fal de yomb. mardi bi ma doon may Ziguinchor dinaa leen may mardi boobu bu koor gi jeexee incha allah mois de juin bi moom mardi bi dañ koy reprendre parce que mardi bi Guinée Bissau day ñëw Guinée Conakry day ñëw Gambie day ñëw ñoom ñëpp day ñëw parfois loger ci hôtel di xaar mardi. am na koy jox. te man damay naan sax ci joolaa yi lañ ma yónni seen xol yu rafet xam nga joolaa amul problème. joolaa booy wut nii rek ñu wutal ñaar ñi joolaa ak séeréer. xol yu rafet te duñu wor. man ñooñu laa mën a traité. man par exemple tukulóor bu mel ni man bu ñëwee rek damay xuloo ak moom xaw ma lan la sama rab yi xam nga nag ni les prophètes chez soi il faut l'accepter aussi. buñ ma ci xeeb nag Cheikh Oumar moo njëkk ne pere ndar jon c'est-à-dire jógal fi nga nekk nga dem feneen pour am popularité. tubaab ne nii les prophètes chez soi donc nañu xoolaat wax jooju rek. loo mënta doon say mbokk duñ la man am naa fi benn tante bu ñëw faju Dakar te leen man mën naa ko faj en 3 semaines. moom mu ngi faju fi 6 mois du wér hôpital li ñuy faj wax ma rek comme ñoom dañ ñoo contre man de maa ngi nii je soigne les hémorroïdes en 3 semaines arthrose nerf sciatique rhumatisme polyarthrite rhumatoïde ñi ñu doon opère di leen handicapé sax maa ngi ko faj city ñoom xamuñ sax luy city vocabulaire boobu amul ci français mooy indi yàq spermatozoïde ñi am fii problème maniw yëpp ñu ngi dem 5 ans di faju seen maniw ba léegi baaxul mooy ñi am azoospermie ñi am nécrospermie ñi am oligospermie ñi am asténospermie ñi am térénospermie ñi am hypospermie ñi am hyperspermie ñoom dañu maan di faj en 4 semaines ñu am doom stérilité kuñ fi faj stérilité nga am doom man masculine féminine yëpp dama koy faj lu tax ñoom duñ ñëw sax jébbalu léegi daal yow boo amee xam-xam daal OMS ne defal attention ñoom daal on dirait ñoom moom nit ñi quoi ñoom moom seen wérgu yaram nit ñi ñu ngi dund ñu naan ku affaire ak ñoom seen lobby boobu ñun dañuy am incha allah suñu propre lobby. et je suis prêt à diriger ça quoi que ça me coûterait man ma nekk xaafis alquran kay xanaa moo gën a jafe xam-xam mokkal alquran kay moo gën a jafe ñoom Faatiha sax mënuñ ko man ma am Serigne Touba yàlla wërsëgal ma ko lu tax yow am Serigne Touba nekk taalibe Serigne Touba kay. moo ëpp valeur nekk le plus grand médecin du monde wala da ngeen xeeb loolu tu crois que tout le monde peut porter Sëñ Tuubaa dans son cœur ku yàlla xëri ci loolu doo ko nekk ah ñun lu ñu am Sénégal lu tax ñuy xam si ñu am Limaamu Laay xoolal rek Limaamu Laay miracle bi mu daf ko def géej tuxul damay dëkk géej tuxul Maodo Malick boo déggee laa ilaaha illallaah fajar rek ci moom la li mu liggéeyal yàlla fi kenn liggéeyalu ko jawatu kamal yi ngay dégg ci micro yi fajar ak timis ñoo dàq jën yi nga doon dajal ci mbedd yi ñooñu dañ leen mën a fay yàlla may ñu ñooñu wërsëgal ñu ñooñu ñuy xeeb ñun on attend quoi des blancs ñooñu gën au contraire moi je vois que les blancs sont nos esclaves j'assume ce que je dis dañuy def ay milliards ay usines tabax ay oto tabax ay avion on fait 100 000 francs on monte dans l'avion ils se fatiguent à rassembler des fers et tout ça pour faire des usines pour fabriquer des chaussures ils se fatiguent à fabriquer la chaussure nous notre 1 heure de temps de travail jënd chaussures yooyu parce que tout ce qui ne sert pas Dieu doit servir ce qui sert Dieu boo nekkalee yàlla lépp lu nekkulul yàlla lay nekkal noonu laa ko gisee de wala déggoo ma j'assume ce que je dis moi je suis une personne libre xam nga luy personne libre un homme qui assume ses responsabilités Napoléon damay faral toujours di leen wax benn phrase bu ma neex Napoléon ne woon na le monde peut me traiter de tous les noms il me suffit d'être innocent ma conscience est le tribunal où j'évoque ma conduite cette conscience elle est tranquille quand on l'interroge ça c'est Diallo yaa ngi wax waxu ran kii ku fi ñëw di faju yaa gën yi nga fi fekk 6 heures du matin da ngay rang comme ñëpp. mais dañuy gis nag ay ministres yoo xamante ne dañuy ñëw. ma ne si tu es ministre de tel pays ou de tel machin man je suis ministre de Dieu
Je suis ministre d'Amadou Bamba, maa la ëpp valeur. Toi, tu es ministre de tel président. Moi, je suis ministre dans le gouvernement de Dieu. Inni jaa'ilun fil ardi khalifatan. Je suis un lieutenant de Dieu. Un lieutenant de Dieu est mieux qu'un président de la République. Voilà de Goma. Un lieutenant de Dieu est mieux. De Goma ou de Goma. J'assume ce que je dis. Néanmoins, pays, de femmes constitution, en règle, je respecte les institutions de la République, je respecte ce qu'on appelle ministre ou bien président de la République. Mais ministre, je te respecte quand je vais chez toi. Et dans tes fonctions. Mais là, tu n'es pas dans tes fonctions. Tu es patient. Comme tout le monde. Du ma yow ba laaj leen passeport diplomatique soxlawuma ko. Man su ma gisee naaj daf ma neex. Man lépp daf may fekk si. Macha allah. laa quwwata illa billah. Man du ma gis naaj su ma gisee naaj rek dem juma la. Macha allah. Wala déggoo ma. buñ ma xaar du ma ut visa soxlu ma dem France soxlu ma dem Amérique soxlu ma dem quoi où que ce soit fii laay toog sama kër. yàkkamtuwuma sama àdduna dara xam naa sax yëf yi commencé gul. yëf yi commencé na maa ngi jéggalu waaye ñun tamit mooy li ma la wax rek yëf yi commencé na ndaxte coow li la ñu déglu ba tax ñu ñëw ci yow comme ni ñu ko waxee rek Sénégal dañ la bëgg ku nekk soxla li la yàlla may. ok suñu demee parce que suñu demee ba presse écrite étrangère bëgg def ak yow interview te ku nekk xam ne ni tubaab du dugg ci lu mu xamul wala du dugg ci loo xamante ni dara arrangé wu ko donc man je me dis que ni coow li commencé na bari mais docteur lu ma jaaxal docteur. presse étrangère boobu. waaw presse étrangère boobu nu mu ñëwee. mën naa ci citer sax 8 presse étrangère. mais man yooyu yëngalu ma. il ne cherche qu'à me tuer. Vous tuez comment? waaw parce que man li may def. ça ne les arrange pas. boo ñëwee ma faj la arthrose alors que yow fi nga waroon fay chaque mois nangam di jënd ay garab. tout à fait tu détruis leur business. ñun xam ne ñu ay lobby la ñu yor. bëgguma c'est-à-dire du ma ne lu ñu faj point d'interrogation loolu la ñuy faj. man je soigne. Je ne suis pas un guérisseur, c'est Dieu qui est guérisseur. Je suis un soigneur, mais qui fait des résultats. Hépatite B bi ay tubaab ñooy ñëw faju 6 mois ñu dem ñu def charge ñu gis ni jeex na mais c'est quoi putain c'est quoi ce dialogue léegi bu ñu Europe sax bañ nañ ko bay faj bi dañ naan demal Afrique nga soñ bu ne Afrique où nga ne c'est large nga ne ñu ne la Sénégal lu tax du ñu ne aller chez Abdoulaye Diallo bu dee ils étaient concrets lu tax du ñu ne dem leen cabinet ngi di Abdoulaye Diallo ils sont dañoo iñaan léegi ça les dérange tôt ou tard ils vont m'inviter ça je le sais. Ils ont commencé à me proposer que ma def garab hépatite bi ay molécules mais tout ça c'est des techniques d'approche pour xam ne may liggéey. tout à fait man je suis pas un con c'est un don de Dieu. Sëñ Touba su ma tëddee ba Sëñ Touba jox ma ndigal gi rek ma def ko mais je sais qu'on va m'éliminer je dérange mais comment c'est que ma déranger. nee naa la tant que nit inscrireul ci liste bi 1 mois di xaar rangam commencé gul. ak li nga def ni bruit bi nga am nii yëpp. non bruit bi commencé gul. ah mais si parce que sénégalais yi ñëpp a ngi lay waxtaanee Diallo. waaw mais commencé gul xam naa ne commencé gul xanaa xamoo yëfu Sëñ Tuubaa commencé gul sax li ngay gis fi jumaa yi nii non Sëñ Tuubaa li ko yàlla dencal commencé gul ñëw sax on est à l'état primaire. On n'a pas encore atteint l'état secondaire bu demee ba université bi pare nga xam ne primaire bi jeex na léegi la ñuy attaqué phase secondaire après universitaire boobaa ngeen di xam koy Sëñ Tuubaa commencé gul say jàllallah baadu sërisan boobu Sëñ Tuubaa moo ko moom xam nga maa ngi nuyu au passage Sëriñ Murtala bu Sëñ Fallu nee na ma man bu ma fuul ay barke Sëñ Fallu naa ne benn yoon rek doy na maa ngi koy jaajëfal ci ndigal boobu. maa ngi nuyu aussi sëñ Bas bu sëñ Murtala bi may naan le lieutenant du Coran kooku mën suñu gisee déggante téléphone rek xam nga man jox nañ ma sax ndigal naa ubbi cabinet fële Touba. ku la jox ndigal li. waaw mais ñoom fexeel nga ubbi fi cabinet mooy ndigal gi wéy na leneen li nag du ma ko wax xam nga wax dafa am ñu ko moom.
il y a des choses on en parle même pas sur les médias. gis mos naa gis benn fajkat buy naan ministre de la santé ñëw ni ci moom ma ne mu ngi koy def pour bakku mais xamul mu ngi yàqal ñeneen ñi ministre bi même bu feebaragé beneen yoon du dem ci un analphabète comme ça day naan sinon day siw. moom ça il y a des secrets professionnels quand même. kilifa di ñëw si yow ngay tudd wala ngay wax ak kilifa téléphone di ça se fait pas. yow yemal rek gis la ma jaru ko. bu jotee rek ñëpp lay gis. yàlla léppam ñett la. tout de Dieu c'est 3. yow alxuraan sax boo nee nii rek day gis alif laam miim 3 lettres yooyu déjà asalaat sax 3 la abadaat 3 la même bët bi ngay gisee lu weex lii lu du gis ñuulaay bi bu rëy bi du gis ñuulaay bu ndaw bi mooy gis. islam sax ñett la dafa am islam iman ihsan dafa am sharia tariqa hakika jalal jamal kamal grandeur beauté perfection. Muhammad Abdullah Muhammadu Nabi Muhammadu Rasul bi du dee bi ngay julli léegi nuyu nga ko asalaamaaleykum ya Nabi. xam nga Sëñ Touba man dem may waxtaan ak waaye ma ne ko xanaa xamoo Sëñ Touba mooy Isa mooy Jésus. waaw 33 ans la Jésus def ci suuf si moom mission bi 33 ans la. 7 ans la Jésus di wàcc ci suuf si moom dem na defi ko Gabon. bindal Gabon 158 la lay jox Allah Muhammad la. bindal Gabon 150 la jox c'est Allah Muhammad. Allah Muhammad c'est 1 5 et 8 ça fait 6 et 8 14 14 mu ngi nii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 non fii 2 colonnes la fii 3 ça fait 14. gis nga Touba 28 lettres la 14 fii 14 bi moo tax jëf jël la mouridisme da ngay def adiya nga am secret bi yëpp foofu la. waaw jëf jël. gis nga. mooy Touba mooy 28 14 gis nga 2 fii 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 28 même règle jigéen 28 la gis nga gisoo sax say règle mu ngi nii xoolal 14e jour ngay ëmb wala 13e jour boo fii boo amee ñaari te nga xam ne tu es très féconde au 13e jour lii de médecine moo doon jàngale ko. dëgg la. même ñi seen règle am 21 jours day feeñ fii 27 jours day feeñ ci loxo bi. léegi 158 Allah Muhammad gis nga Touba lépp Allah Muhammad. bul ma wax loo. mais monsieur Diallo yow yàlla may na la loo xamante ni ku nekk war na cee servir tey jii comme li ñuy wax peut-être côté médecine bi sawaruñ de trop ci tradipraticien bi mais est-ce que jotul pour ku nekk daj li la yàlla may ku nekk war ci bénéficier wu est-ce que jotul tey nga dem jege leen. ngeen liggéey ensemble ndax lépp mën na doon benn. du ma fekk ci kenn li ma yor moo ëpp seen valeur li ñu yor. foofu. dégg nga wala déggoo ma. maa ngi dégg. man maa ngi ak Serigne Touba maa ngi alquran. asrar laa jàng ba ne ar. Thierno Djibril Agnam Godo moo ma jàngal asrar. Thierno Ousmane lii mu ngi nii hôpital Dominique lii lépp yow lu mu yor kooku moo dàqoon asrar ci tukulóor yi. mu benn jour mu xotti asraaram yëpp ñu jox ko vrai asraar bi jóge Touba bi jóge ki fale Kaolack goro Baye Niass la goro Abdoulaye Niass la taw Baye Niass yor na doomu Baye Niass kooku jàngal ma asraar bu wér tarbiyu ma àggaloo ma yàlla yar ma nag ci bëgg boppam ci ak tabe fu ne dugg naa fa man damaa ñàkk jom sëriñ bu am xam-xam dem naa ci yow su ma demee nag ba man su ma déggoon sax nit di wax tele xam man dama gaaw a gëm ni dama nga yàgg tarbiwu dama naan nit du warul wax média fekk déggul ci moom mais su ma demee ma gis ñuy fayloo ticket man fii kenn du fay ticket pour gis ma il faut nga fay lu tax may kan te duñu dara c'est des trian lañu maa ko wax yow ticket bi ngay jël yow ma ñëw pour rang su ma ñëwul doo exister nga ne pour ma rang il faut ma fay ticket 2000 wala 5000 pour lan nga ne consultation 5000 loo ma consulter ban table nga ma tëral ban machine ban laser ban rajo nga ma defal c'est de l'escroquerie. est-ce que du ñoo yàq tey ji métier bi. nekkuñu sax ci métier bi ba koy yàq nekkuñu sax ci métier bi c'est des businessmen c'est tout nekkuñu sax ci métier bi. et je précise ñun ñoo ko woo pour soxla ko man yàgg nañ ñoo woo également pour
ay émission tradipraticien mais ñun ñoo woo Diallo mi pour defar ko interview et ku nekk xam na emploi du temps wam ak planning am loolu moom dama tenir pour préciser ko pour wax ko rek ñun ñoo ko soxla pour def interview donc ñu yeggali ci côté boobu ma ne est-ce que du ñooñu taxu ñu bëri yàq parce que gis nañ tamit ay risques yi nga xamante ne am na ci ñoom seen métier bi nu ñu ko daan defee di joxe ay reen ak ñuy am effet secondaire ak yenn affaire ñii naan ren sax ñoo ko waaw ren nga duggoo ko ci bouteille ndox chaque heure muy gën a weex di koy xam nga ne garab bi amul degré amul dosage. boo yàqee say reen nag garab dafa am tooke dafa am matière boo xam ne mu ngi ci garab lu mu baax am na matière nocive bi ci nekk nooy def ba dindi ko garab dañ koy jàpp est-ce que xam nga garab am na ay heures yu ñu koy dindi am na ay jours yu ñu koy dindi am na ay garab yoo xamante da ngay sumbeeku taatu nen dindi ko am na ay garab da ngay saraxe xal am na ay garab suukar ngay saraxe am na ay garab doo saraxe mais da nga leen di tàgg ñuy bew ba nga gis ñuy jàpp ñuy kii xanaa xamul même poftal lu muy réglé ci nit même alal rek mën nga sangu poftal rek am xaalis poftal bi ngeen xeeb nii laa ilaaha illallaah garab gën a ko wextal pour may wërsëg wala pour aar nit garab rawu ko man nag duma ko utiliser ci benn fànn nag parce que man du ma sangu pour affaire xaalis man su ma sangu affaire cat lay sangu waaw man parce que. cat tamit sonal na nit. waaw cat par exemple man dama lay sang en une semaine cat bi dañ mais il faut être cohérent soo sangoo tey cat nga dem amaat nit ñi commencé encore di la gisaat di waxaat il faut nga sanguwaat ku la sang cat ne c'est fini day fen da ngay ñaanal yàlla kay cat bi toppaat la encore waaye bu mu la yàqal rek il faut être xam nga nit dafa war a raisonnable. boo ñëwee ne ma bayre njaay wala bayre laa bëgg wala yokkute ma ne déet da ngay raxas d'abord yaram bi ni may fajee hémorroïde noonu lay fajee yaram damay déparasiter lépp doo ko def xam nga bayre boo defee ci yaram bu tilim bayre wala man sama affaire dafa tëju rek ñu mayal affaire bayre njaay. mais sa tur bi yegg na foo xamante ni sax àggoo fa. Sayyidina Muhammad du ma sangu bayre te maa ngi ñaan borom bi sax su ma sangoo bayre yàlla bu ma jàpp. kon lu tax sa tur bi fu mu toll nii ku nekk di ko tudd. dëgg yàlla sangu na bayre yonent yi sangu nañu bayre sëñ yu baax yi sangu nañu bayre yoral dëgg rek dañoo toll ci jamono boo xamante ne dëgg rek wal asri innal insana la fi xusr gis nga wal asri tekkul takkusaan mooy bu xaqiqatu Muhammad yu feeñee xam dañu naan yàlla ñetteelu xaaju guddi lay génn di xool ko ko baalu mu baal la ko ko ñaan mu may la bu yàlla feeñee ñetteelu xaaju guddi yonent bi ñetteelu xaaju bëccëg lay génn ci moment boobu nag ba xaqiqatu Muhammad yu feeñee je jure par cet instant nga gis fi ay xale yu ndaw sol seen seen kilot fekk dañoo xam yàlla macha allah je jure cet instant boo xamante ne doom du respecté waajur di yërëm doom mag di yërëm xale du respecté mag je jure par cet instant boo xamante ne naa fekk nit jur doom sandi je jure par cet instant boo xamante ne nit ñi dañuy doxee bant di wax mooy seen portable yi je jure par cet instant boo xamante ne àdduna mu ngi def lumière ak alaxira xam nga dañ ne ajan da ngay ne gel da ngay woo urul ay rek mu yegg si léegi da ngay yor sa téléphone rek bébé viens mu ñëw mu génn nga woo keneen tout devient facile je jure cet instant là comme àdduna bi ni mu mel tey innal insana lafi xusr toute personne est dans la perdition sauf ceux qui se concentrent dans la vérité xaq boobu yàlla la et qui se concentrent dans la patience man maa ngi nii yàlla bi laa yor di muñ nag nee naa jotagul maa ngi muñ. ñu gis vidéo bu doy waar nga faj ku amee AVC loolu man maa ci teg sama bët maire bi mënutoon wax mais vidéo bi comme ni nga ko waxee rek ba tey gisuñ yow nga def ko moom la ñu gis mu def ko am ku ko jël ñu teg ci suñu bët comme li ñu wax rek ñun à chaque fois lu ñu gis ba teg ci suñu bët dinañ jéem a xam nu mu demee AVC nekk feebar boo xamante ni gaaw na ci yóbbu waaw paralyser loo nit ak gaaw a faat nit dafa nekk feebar boo xamante ni vraiment ku mu dugg ku nekk rek sa xel dootul dal ñu gis nga faj maire bi ba maire bi kontaan def vidéo ñi gis moo ngi woo tenteeg doomam mag yooyu noonu est-ce que tamit mën nga ñu ñëwal ci feebar boobu. yàlla la
c'est lépp da nga ko basé daal ci yàlla la. damay commencé sax damay wàcc ba ci kay wax patient yi bu leen fi gis lu dul yàlla ñoo leen gis yàlla bi ne ci man ma gis yàlla bi ne ci yéen man mënuma dara xaw ma dara del leen noppi nag fii am na ñuy gérer yi fii ku dul man noppi leen rek ànd ak yar yàlla nee na boole ma foogee ci xeer sax ngeen fekk ma ci jeex na. kii ko enregistré Ousseynou la c'est mon collaborateur le plus proche wéragul sax moom dafa toog ay at waxut doxut bi mu ñëwee fii ci oto bi lañ ko fekk oto la dama wàcc ci ba ci oto bi gis ko AVC xam nga AVC dafa bëri façon dafa am AVC bu tension dafa am AVC boo xam ne tubaab xamu ko mooy bu ngelaw seytaan di daaneel ñun xam nañ gëm nañu loolu ñoom nanguñu di ñu collaborer mais xam naa ne tôt ou tard ils vont collaborer et pour ce faire montre tes preuves rek defar rek man yàkkamtiwuma état bi sax na ma woo. am na ci yaakaar parce que dañ fiy gis ku nekk dañ fi gis député gis fi ministre. bon bu dee kay bëgg nañu vraiment nit ñi wér. te je sais que bëgg nañu ñuy wér parce que bu bëggoon nit ñi wér duñu toog di nangu 2 mois duñu liggéey di aar nit ñi ci coronavirus quand même. xam nga même budget état bi santé ak éducation ñu ci ëpp. donc état veille lu dul santé ak njàng nit voilà donc. man xam naa ils vont m'appeler s'ils m'appellent na pour me déranger je ne viendrai jamais non c'est pour m'écouter ou pour me soutenir à soigner le peuple mais affaire politique je suis pas dedans je suis apolitique je suis même allergique à la politique non mais man yow tamit man féex naa ba pare. maanaam yow fajoo parce que da nga soxla xaalis. non su ma nee fajoo pour soxla xaalis damay fen nit looy yëngatu bu nga ci am dara. non je ne mens pas. on dire comme ni nga xamante ni business dañ ko def foofu. man nee naa la su ma toogee 100 ans di dund di lekk 200 000 par jour du jeex je travaille déjà ma vie. je peux te montrer les preuves bu ñu coupé rek daañu preuve ma woon la ko. mais c'est pas ça qui est important xam nga loolu mën nga yor 500 milliards. yàlla jeexal ko léegi-léegi une seconde. yàlla moo noonu la mel yàlla ku ko xam sax doo ko wóolu day nekk sa xarit mu feebar loolu mu rey la fekk yëgalu la su ma nee nag damay liggéey social rek ngir te yàlla tax damay fen dama ci wut dara kay sinon kay damay dem yónni samay employé ñu dem ci dugg ci àll bi may commandé ay garab Nigéria Turquie partout dans le monde bu ñëwee ma mayee ko man damaa war a fay courant bi ah sama hydromasseuse bi sax day consommer courant bu bëri dama ko war a fay di sama njabar dama bëgg mu dàq ci xale yi nag samay doom dama bëgg ñu jàng dans de grandes écoles ah qui vivent bien comprendre nga mais ça il faut travailler dama bëgg liggéey Sëñ Touba dama bëgg tabax ay jàkk ay résidence Sëñ Touba dama bëgg université Sëñ Touba bii dama bëgg man def ci 50% du budget ma xam ne au moins su ma demee sama bamel naa fekk dara bëgg naa au moins jël kër au minimum 314 miskin yoo xam ne dama leen jox dépense may liggéey sama bamel yàlla di bég ci man parce que boo bëggee fen yàlla rek fenal doomu aadama boo bëggee dafa yàlla ko naq rek def ko doomu aadama kuntu kanzan lam u'raf fa ahbabtu an u'raf fa xalaqtu xalqan fa ta'arraftu ilayhim fa bi'arafuni yàlla bi mu bëggee ñu xam ko ci Seydina Mohamed la jaar donc l'image de Dieu c'est la personne aussi hein. alors dañuy gis ne da ngay joxe délai te délai bi yàlla da la ciy suturaal. ben oui c'est que nee naa man damay faj li may def ma ci ay tendus nii dinaa boo bëggee xam lu may faj rek dinaa faj lépp sauf tension. gis naa tamit tension ak xale bu am 6 ans. du ma faj rab mënuma sax bañ no astafurlah dinaa faj rab rein laa bëgg wax du ma faj tension du ma faj rein rab moom maa ko fi daq faj c'est 30 000 rek ngay fay waaw oui gars yi dañ lay taxe 200 000 di laaj ay saraxu ginaar ay béy dañoo bëgg a lekk yàpp rek c'est n'importe quoi faj rab réseau faj rab réseau la dafa am ñu ko moom man maa ngi ko jàngee Madina Njaaj ba ci Ceerno Baba Galla Njaaj doomu Hamdu Rabbi Njaaj waaw man bu ma neexee dof sax bu fi ñëwee su ma la xoolee nga wér xool la rek da ngay wér ñoom xam nañu ñi xam Madina Njaay bi yëpp xam nañu comprendre nga mais bàyyi naa faji dof bàyyi naa ko man xaw ma di tëj dof 2 jours dans la non man su ma la xoolee sax
ci biti sax balcon su ma taxee rek c'est fini may naan yeewee leen ko boo duggee rek danga may naan may ma lekk ça c'est rien c'est facile ça rab dafa am ñu ko moom man du ma takk sax téere du ma cuuraay du ma laal gis nga sama kër gis nga ay saafara ay gàllaaj ay ndànk boobu ma yooyu. waaw suñ ko fi de. non man je suis civilisé quand même. Dieu est propre et beau et il aime ce qui est beau. Allahu jamilun yuhibbul jamal. donc du luxe moo tax ñuy xam kii mën na fajam du faj. yére moo tax ñu xam ne kii sëriñ la. Iblis a ngi nii sol grand bu guddal sikkim guddal kurus. Iblis moo raw ñëpp ci alxuraan. donc ñii di bakkoo seen alxuraan ay sëriñaa di réel fauteuil fees dal fauteuil bi di liggéeyloo doomu jàmbur yi nekk seen kër di trabi billaay bàyyi leen xale jàmbur yi munoo leen njëriñ kay bàyyi la ñuy dem ut ni ñu jàppale seen waajur yi munoo nekk dara ba gënal leen seen waajur nga yàq avenir jàmbur rek yow say doom mënuñ laa liggéeyal foo ko teg xoolal rek bu ñu la rombeek seen oto sax boo doon dox duñ la jël yow ku la yóbbaalewul ci àdduna bii yaa ngi dem tënge yóbbaalewu la alaxira nga fa ne mën na la kii ñoom ils sont garantis que ils vont entrer en paradis ñi naan ñoom mën nañ la dugal paradis yow nga gëm loolu c'est di n'importe quoi ni yàlla waxee wala gat karam naa bani aadama j'ai valorisé am na fu may naan ulaa'ika kal-an'aami bal hum adall ils ne sont ni moins que des troupeaux man naa jël doomu jaamu di ko traité di ko bindloo di ko liggéeyloo tabaski jot sax ma jëndal samay doom ay yére yow duma la jëndal yére nga gis muy ñëw nga sëgg nag nga mel ni un con sëggaloo sa bàyyi ngay sëggal keneen yaa ñàkk jom man kooku la te raxuñ ma de luñ jàng-jàng naa ko te xam naa doon yu yàlla def ci man sax def ko si ñoom mais je ne verse pas dans la bassesse gëwuma loolu man boo bëggee pouvoir sax wala bëgg nomination du ma la bindal saafara tàllal say loxo rek laa lay wax booy dem di am li nga bëgg ku aajam dul faju di ñëw ci man déggoo ma xanaa benn wird laay wird 120 fois laa koy wird 3 heures du matin laa koy wird ku ñëw ci man aajam day faju mais dañuy gis sëriñ yu bari ñoo ngi faj tamit yàlla di leen ñoo ngi faj yàlla di nangu li ñuy faj te ñu bari ci yow la ñuy jaar ba mën a faj ñeneen est-ce que mën nga ñu wax yenn collaboration yi parce que tamit am nañ comme information que ni sëriñ su bari ñoo ngi fi ñëw ci kër gi. waaw mais man gisuma fi sëriñ bu ñëw jàng xam-xam franchement dañ ñëw faju la plupart ay maladies chroniques la ñuy am comme prostate pour dire vrai wala diabète ñëw bu ñëwee sax dama leen di sàkku ñaanal la ma laay wax parce que yàlla bi ne ci ñoom laay gis xam nga nee naa la Iblis moo raw ñëpp ci alxuraan moo raw ñëpp ci hadis masalul ximéer nag dafa am ay mbaam yu yéen ay téere dafa am aussi man ma gëm nit yombul de xanaa déggu li ma la wax taalibe Baye Niass la bu taalibe ba àgg yàlla ma ne la lépp lu Sëñ Tuubaa bëgguma ko lu mu amul soxlawuma ko xanaa wax ci jeex na ci gàttal soo man ne man nit ñemewul sax ñëw ci man dinaan sëriñ la walla fajkat la non man mayuma pouvoir boobu kenn ñëw sama kër di ma woon ne dara nga yow ministre yi ngay dégg ñii di jóge ay ministres yu jógee Gabon yu jógee Congo yu jógee partout di ñëw fii kenn sañu ma ne ministre la man boo ñëwee ci man da ngay ne pat yooyu compté wu. non tu n'oses même pas sa grade fële nga koy bàyyi ci sa weey nga koy def nga dagg ak kër nga bàyyi ci buntu kër gi nga yéeg. donc daa amoo complexe boobu. non tu n'oses même pas ak koo mënti doon tu n'es rien. mais amul ñu ñëw di root ci yow di dem tuur feneen. non mais dama lay ñaanal sax yàlla nga jub ñaan boobu ngay am ci man. man sama doom da nekk nañu 5 ans xamu ci dara ci garab yi parce que damay bañ mu blaguer ak le travail là mosul gi sax fu may defaree garab sama doom parce que bëgguma ëllëg mu bañ maa gis muy naan fajkat la fekk jàngul fekk jaarul fu mu war a jaar on ne blague pas avec la santé des gens mon cher non xam nga maa ngi doon ne du ma faj rein du ma faj tension bëñ bu métti sax mënu ma ko faj du ma faj bët du ma faj nopp lu des nag du ma faj tuberculose lu des nag ñëwal loo déggul fii rek ñëwal
testicule enflé yow bronchite bu bon ngay boccu deret yow hernie discale arthrose cervicale lépp loo dëggul hépatite hémorroïde ma ne ñëw rek. gis nañ liste bi dinañ leen ko wan. dina moo ngi feeñ ci image bi léegi. même boo amee sëriñ boo xam ne daf la tekku ne dootoo njëriñ ñëwal ma dindi ko dinaa xamal ne sëriñ bi du yàlla. maanaam bu ko gis kii tëkku nit. non bëgguma ko il faut laisser les gens vivre quoi il faut respecter man dama bëgg nit ñi di dund dégg ku nekk yem sa place xalifa bi yem ci xalifa xam ne du mënul ñëw ba nekk Serigne Touba wala ba nekk Baye Niass wala ba nekk Limamou Laye wali bi yem ci place wali bi yem ci place wali annabi bi yem ci place annabi bi yem foofu bañ a nekk yàlla man nii laa koy xamee c'est-à-dire xilaafa wilaaya nubu ahdi buntu yàlla yi xam yàlla yi ñeent la ñu ngi nii nañu xam rek seen bopp. mais Diallo sëy yu bëri ñoo ngi tas. man xalifa laa sama biir kër. exactement maanaam kilifa daal képp koo xamante ne leader nga sa kër rek dañuy gis sëy yu bëri ñoo ngi tas ndax impuissance sexuelle fu mu toll nii dafa nekk loo xamante ni nag dafay soxal ñu bari parce que am na ñoo xamante ni rëy nañ dem ci kenn ne ko man kat dama tële lii wala dama tële lele est-ce que mën nga ñu wax délai bi nga koy fajee ak ñaata nga koy fajee tamit. ça dépend parce que boo amee hémorroïde en impuissance mënoo ko faj impuissance bi tant que hémorroïde bi wérut du ma ko nangu sax même booy indi ay millions. yow nee naa dama faj hémorroïde bi mu wér ma jox la garab bi. nga fay 15 000 ak 30 000 boo moytu sax dooy ñëw parce que day wér parce que hémorroïde c'est synonyme d'impuissance sexuelle. d'accord yooyu nit ba amee hémorroïde fajoo ko noo koy joxee garabu ngóor demal ci yeneen médecine yi garab bu ñu la jox puissance aphrodisiaque la benn guddi la man dem lay faj sa ngóor ba mu ñaar 18 ans. ah oui putain. parce que gis nañ sëy yu bari yu tas au fond. peut-être même buñ ko rusee wax sax source bi foofu lay demee. man sax du ma la faj pour ci 2 semaines laay fajee parce que première semaine bi dama lay traité sax def rapport parce que dama koy rectifier waat yow waroo yàkkamti sax ma defaraat ko fajaat si di defaraat néew ma nag yor naa luy yokk sexe mais booy dindi colopathie biir bi ni muy tilimee nga am colopathie di serré nii day rétrécir le sexe loolu laay dindi rek après yow au fur et à mesure di nga gis sexe bi di ñëwaat mais guddal sexe moom gëwuma ko. loolu da nga am problème sax dafa may faj yoo xam ne dafa am effet secondaire man du ma def loo xam ne après day lor nit ki gis nga même hernie wala kyste su ma koy faj su ma paree dafa am garab bu ma lay jox boo xam ne day dindi lépp même garab yi nga naanoon da koy génneewaat pour bañ a attaquer rein yi faj technique la ak mayu yàlla xam-xam. depuis kañ nga ci commencé ndaxte gis nañ ni jamono ji moom. avant escroc laa woon. avant escroc laa woon. ah oui escroc. bu ko dagg nag. génnee ko avant escroc laa woon parce que dama doon ne sëriñ laa di def asrar boo ñëwee ne ñaanal ma yàlla ma laaj la million la 500 000 nga jox ma nga dem parfois sax wax dëgg yàlla boo ñëwee sax li ma la jox peut-être coton bi rek lay def ci daa bi ma jox la quoi xam nga loolu yëpp escroc la. waaw maa préféré bàyyi loolu di def médecine parce que xam naa su ma dee ci loolu safara laa jëm ma jàngi sama médecine 8 ans. xamoon naa ne am na yàlla def ci man xam naa sama bopp nag nit boo xamul sa bopp doo xam yàlla ma jàng jël sama temps boobu nag guddoon na ba même sama yaay wootuma téléphone parce que dama tàmmoon di joxe léegi amatuma lu leen may 8 ans maa ngi tëju personne ne me respectait plus parce que je servais maintenant je sers plus à rien tey de leer na. waaw moo tax je n'ai même plus d'amis ou de compagnons je fais plus confiance à personne je sais que les gens là leur intérêt rek la ñuy topp ah ben oui. Mon ami, c'est mon travail, quoi, ma poche. Je dis la vérité. C'est vrai nag aussi nit njëriñam moo tax ñu koy bëgg gëm naa loolu parce que boo am tu njëriñ dañ la sànni ji loolu laa doon def avant asrar même Gabon loolu laa fa nekkee woon mais alhamdulilah rabbil alamin mosuma ci am lu may dóoree samay morom mosuma ci am sax ay kër parce que amul barke dëgg gi nag bi ma commencé kër yi bari nañ macha allah oto yu rafet yi. waaw barke ñëw na su ma ci tàkkoon jabar sax dama lay fase xaw ma ñaata mariage laa fase baaxuloon alal ji léwuloon sant naa ci yàlla bu wér j'assume ce que je dis parce que li may wax dina am ñu mu jàngal quoi
dina am lu mu njëriñ quoi ñu xam ne yàlla jeexul dëgg rek mooy dëgg nga bàyyi fen bi nga nekkee woon nga tuubal sa borom nga dem jublu ci yàlla nga ne ko may ma lekk lu lew may ma dund ci dëgg su ma dee mu leer ma ne avant sax may dee yére yi may jullee lew na ma yére yi càngaay bi may defal su ma dee lew na ma xam nga def ne day tuub waaw. jigéen yi nga xamante ni également parce que nee nañ en général infection dina tax mu tëj jigéen ba nga xamante ni du am doom. leen dara ñu bëri dañuy naan boo mënul am doom ñu ne rab la dañuy fen rab la mënul laa tere am doom. lan moo tere am doom en général. que je m'excuse nag di moo fen parce que man nii laa mel quoi xam nga Gabon laa màggee il faut ngeen comprendre quand tu mens on te dit tu mens. C'est comme ça quand tu dis quelque chose n'est pas vérité on te dit tu mens. Mais man je préfère dire nit ki day fen que day kàcc c'est un mot vulgaire ça. ay kilifa dëgg naa télé ñi naan day kàcc kay moo gën a méchant que fen. c'est que olof nag moo xaw a xam nga. siti ndoxam siti bu nekkee ci jigéen gis nga jigéen yi di perte seen ëmb yi. la plupart seen deret dafa tàng. même bu ñu jël santé chaleur seen jëkkër yi dinaan waaye yow sa yaram bi tàng na de. siti boobu moo yàq sax man yu góor man dama faj sax man yu fajuma la siti dem leen nag ngeen déggaloon ngeen dem di jënd ay garabu reynu daqaar ak reynu dànq dem leen di ngeen xam ne loolu faj siti dem leen rey seen bopp dina yàq seen rein yi ñëw leen ma faj leen siti 30 000 ngeen fay traitement sérieux garab boobu nag doo leen ko wax waaye ay reynu daqaar yi ay kii dànq yi fajul kenn de. je remercie au passage Ndiol Ba mu ngi bayaax ku xam garab foofu laa yem. voilà jigéen bu tëju pour doom daal bu ñëwee. non mais on va voir est-ce que amoo cystite est-ce que amoo fibrome est-ce que amoo kyste mais yow vérifié wa sax jigéen bi ban mooy état am rek nga ne ko am garab bi am nga jox garabam doom qu'est-ce que ça veut dire. ñoo xamoo sax ndax on a enlevé tous ces 2 trompes nit mun na am benn trompe am doom il faut être sérieux quoi. jeunes yu bëree ngi toog amuñ emploi ndax peut-être ñàkk wërsëg. ngay fay nga am emploi. merci beaucoup ma ñëw ci loolu. kiis pour neexal xelu xale. je vais vous dire ce que j'ai fait pour l'État. indirectement. pour xelu xale neex nga yenu alxuraan loolu ñëpp xam nañu sëriñ yi seen doom yi lañ koy jox. te même doom yi boo la joxee sa doom bu màggee danga koy naan fay ma nangam. fay nag wala fay nangam bu màggee mu maîtriser Coran à l'âge de 11 ans 12 ans neexagul waxal bu màggee dañ koy naan fayagoo ma lii de jox ma fay ma jox la xam-xam bi pour say doom. c'est familier héritage la man je le donne à 10 000 francs kiis xam nga lu tax jeunesse bi jàngatuñu ñoom ñëpp ñu ngi ci Facebook bi WhatsApp bi. doom bu fi dugg néeg rek 20h nga foog ne mu ngi jàng waaye sama doom bi bëgg na jàng mii billahi mu ngi connecté ba 2h du matin léegi bu ñu melee noonu y a 8 ans loolu ou 12 ans même internet moo yàq xale yi njàng mi amatul benn kii benn valeur amatu ko. c'est des nullards man gis naa ay étudiants fii yoo xamante ne mënuñu sax wax français bu baax. léegi bu ñu bàyyee noonu suñu réew qui va diriger le pays ëllëg. Des nullards. waaw man je fais ça pour mon pays. tout à fait. nee naa je n'ai qu'un seul objectif. faire un pont entre Dakar et Gorée. c'est mes propres biens ma may ko état bi. loolu rek laa bëgg su ma paree fekk pare naa nag samay résidence ci Sëñ Tuubaa bi chaque région ak mosquée su ma paree naa dee. non sama dund amatul njëriñ li ma bëggoon yëpp am naa ko su ma tabaxal Sëñ Tuubaa bi résidence dans chaque région du Sénégal et une mosquée tabaxal Dakar Sénégal pont Dakar Gorée yàlla jël ma naa dee. docteur Diallo. dem àllaaxira ataayal Sëñ Tuubaa. macha allah sa bëgg ci Serigne Touba moom jamono ji ñëpp xam nañ ko ba tax ne bokk na sax leer na ma ci li gën a tax nit di bàyyi xel parce que dafa sincère moom lépp lu mu wax rek dëgg la ci moom te loolu lañuy gis tamit ci moom. xam nga boo demee Cambérène xam nga lu yéeme ngi foofu ku nekk am na la yàlla may daal dem leen Cambérène ngeen visiter cimetière bi ngeen xool ni ñuy suulee foofu néew yi ngeen xam ne miracle la ngi foofu. Seydina Limaamu Laay di ko def wallah gisoo même Makka bu ñuy root Zamzam bi fii seen teen bi day tariir loolu ngeen foog ne neen la
muusule ba sax boo fay àgg côté gauche fi Jibril di ñëwee xam nga Jibril buy ñëw bu doon ñëw ci yéen bi côté gauche day ñëwee. ba lay tudd baabu salaam ba lay ñu tudd baabu Jibril foofu c'est de l'air paradisiaque ñun am nañu lu ne. mais xam nga nit ki loo am rek xeeb ko. moo tax ñuy naan sax boobu façon technique couleur bu leen dëkk parce que da lay xeeb. man je n'habite même pas avec ma famille bugguma leen gaañ. xam nga am na ay yaram dafa am tooke boo waxee ci nit lu ñaaw rek c'est fini damal wax ci man lu ñaaw nga xool foofu de fi nga waxee dañ la fa bañ te xam naa ne boo ñëwul ba jéggalu fii dootoo ne alhamdulilah de waaw parce que du ma tooñ du ma waxont man boo ma jéemal bañ ma nga xool defuma la waxuma la man mon cœur est ouvert à tout le monde man gisuma lu dul yàlla man pour man yàlla moo fi toog tudd ni nga tudd yàlla moo ne fee di caméra man gisuma lu dul yàlla lu ma la def. docteur pour ñëw fii am ak yow entretien wala pour ñëw fii pour faju ban procédure lay aw. woote numéro bi 77 959 28 09 foog naa numéro bi mu ngi noonu di défilé. moo ngi défilé ci ban. mais man doo ma jot. numéro bi dafa am ko yor secrétaire bi na whatsapp bi day bari message nit ñi foo ñu xam loolu ni ngay gisee vidéo bi nga message ba noonu la kenn di message nombre de vie yi nga gis ci kii nombre de vie yi nga gis yi nombre de vie yooyu mu ñoo may envoyé message il faut nga nit ñi gàttal bëgguma ko ma nuyu ay salaamaaleykum naka koor gi mbaa naan ngeen ndox na xam nangam te wax ko sa soxla man dama am temps boobu am temps boobu waxaat rek li nga bëgg léegi je ne réponds même plus au message comme ci message du ma la tontu aw ma si jot parce que journée bi yëpp damay recevoir su ma wàccee damay sonn nañu woo 77 809 10 71 77 809 10 71 Ousseynou la tudd moo ma gën a jege à Dakar mu tegtal leen kër gi est-ce que comprendre bu ñu nuy sax nuyu Ousseynou nañ ne rek fan kër gi laa bëgg a ñëw fan la ñu gàttal ni ngay woote ñun loolu la ñeen di woote on ne peut pas rester quand même des minutes di nuyoo di gisoo li ma affiché fii mode d'emploi bi je ne donnerai plus aucune explication au téléphone boo toogee yow nga xëy sa kër 6 heures du matin rang ñu nga 6 heures ba 17 heures yaa ngi rang ñu jox la sa garab doo déglu sax mode d'emploi nga dem ba sa kër di laaj ñi ñuy jëlee garab yi c'est être con ça moi je ne gère pas avec les bêtes man ay nit lay waxal parce que téléphone yomb na léegi même les poulets ont des téléphones ngeen di déranger nit ñi les gens qui appellent moi à 2 heures du matin c'est irrespectueux ça moi je ne tolère pas ça tu veux connecter moi tu viens à Petit Mbao tu veux te soigner tu viens te soigner du ma soigner par WhatsApp tu veux tu viens tu veux pas tu restes chez toi neexaluma kenn man saayaati woo man Sankara ku ma neex ñëwal fay ku ma neex billaahi neexaluma kenn te amoo munoo nekk Europe wala Amérique ba ma yëg la munoo am milliard ba ma yëg la xamal na rek patient donc da nga bëgg a faj nga xam sa soxla jeex na munoo nekk la plus belle femme du monde sax ba ma seetaan la amul ku mun a rafet sama kanam gisuma la yàlla laay gis nañu xam loolu il faut qu'ils arrêtent bu ma la tontul nga ne def naa la message tontoo ma yaay kan ba ma lay tontu adresse bi Petit Mbao la nga dugg Petit Mbao deuxième porte même ci calendrier boo ñëwee foo laaj kër docteur Diallo ñu wax la ñëwal Petit Mbao Carrefour Pono bi boo duggee ci ruelle bi 3e doo daan kër gaa ngi noonu à gauche foofu laaj ñu naan docteur Diallo këram a ngi nii waxuma nag am na beneen docteur Diallo bu ne fële bu tudd Ibrahima man Abdoulaye Diallo la tudd kooku sax médecine moderne lay def comprendre nga Abdoulaye Diallo daal mu ngi 3e doo daan à gauche du ma tuddati turu kii bi parce que damay déranger damay bañ dugg foofu di laajte imaginer nga ne ma ne wetu pharmacie diw ngeen dem ba ci Facebook am di xool numéro fixe am di woo pharmacie bi di laaj kër loolu tooñ la. voilà léegi nag docteur waxtaanee nañ lu ñu war a waxtaanee yépp léegi pour sénégalais yi nga xamante ni am nañ feebar yu bari yi nga xamante ni moo nekk fii ci liste bi dama lay bàyyi juste nga listé yi nga xamante ni moom ngay faj ñu soog a laal ci yi nga xamante ni moom nga dul faj. dina bari de. infection. góor bu metti góor bu néewi kooku ñoom xam nañu lu muy tekki ballonnement
ulcère même de type 3 semaines nga wér. hépatite B yuqet la ñuy wax de yuqet ñuy def même si ça fait 20 ans boo ñëwee fii une semaine mu wér. diarrhée comme constipation xam nga am na ñoom colopathie nga xamante ne diarrhée la leen di jox. colopathie day joxe diarrhée di joxe constipation. halitose mooy mauvaise haleine dañ koy faj. maux de tête yu terrible dañ koy faj. maux de ventre yu terrible dañ koy faj. hémorroïde dañ koy faj. prostate buy néewi dañ koy faj. prostate bu tàng dañ koy faj. prostate buy soxla lu bëri dañ koy faj. prostate bu am góom dañ koy faj. prostate buy métti dañ koy faj. prostate bu tëju dañ koy faj. dënn buy fàtt dañ koy faj. asthme sax même boo doon jël pompe en 4 semaines je te soigne mu doon asthme chronique mu doon asthme allergique mu doon asthme sportif. drépanocytose AS ak SS yëpp dama koy faj. drépano je dis bien. AS SS 50 000 ngay fay. terrible non. goutte. ñu lay tere lekk lii ñëwal 50 000 ngay fay. colopathie déjà là-bas on te dit régime à vie moi je te soigne une seule prise nga wér. colopathie fonctionnaire chronique ñi fi ñu jotoon ñëw le 23 wala le 24 avril nañ fi ñëwaat képp ku fi jëloon garab colopathie ñëwal je te donne un autre. parce que man sama garab dafa jeexoon. ma dem ci beneen xam man damay wax dëgg. ma dem ci feneen ñu jox ma garab comme yooyu ñu jox ma ci une vingtaine de kilos. moo tax ma naan yëf yi yàlla la quoi garab yi ñëw na mais ñoom seen garab yi dawlawul biir yi. ça m'a un peu perturbé. donc ñëpp képp ku fi ñëw je crois c'était le 23 avril 24 avril. am na ñoo xamante ne ci demoon naa ci agenda bi comme damay jël seen numéro téléphone am na ñu ma ci woon ma ne ñëw nañ jëlaat mais képp koo xam ne joxoon naa garab biir bi dawul ñëwal soo toogee booy fen nag aussi xam naa dangaa bëgg a yokk rek. bon tànk yu tàng tànk yu néew tànk yu metti ruux yi mooy tàng yi quoi. oom aussi yu néew yi oom yu metti yooyu yëpp dañ koy faj xam nga. bon waxoon naa sànq nerf sciatique arthrose rhumatisme arthrite polyrhumatoïde arthrite xam nga yooyu yëpp waxoon naa ko sànq. bon stérilité mooy masculine mooy féminine dañ koy faj. loo xam si dañ koy faj. spermatozoïde boo defee spermogramme pathologie boo am rek ñëwal ma faj la. entente familiale mooy kër bu jubóowul wala jëkkër ak jabar yu jubóowul neexul ñëwal. entente entre couple aussi. mariage ku bëgg am jëkkër bu dee da nga am rab ñu faj la rab bi 3 semaines boo pare ñu jox la bayre mariage 10 000 doo ngay fay. pour que nit ñi bañ. maa ngi waajal samay 10 000 bouche àll leen ma 10 000 dégg ngeen. concours wala examen 10 000 rek ngay fay concours wala examen. kiis intelligence 10 000 rek ngay fay. bain de chat dañ koy def bain de richesse dañ koy def mais bain de richesse moom. bu yeboo nit ñi yem man je vois que les gens travaillent qu'ils ne choisissent pas la facilité. bayre commerce dafa am. bayre pêcheur dafa am. nappkat yi. dañoo am seen bayre bopp pour am jën. bayre jën dafa am. bayre tubaab dafa am. yooyu yëpp bokkul ni koy defee. déedéet bokkul sax ay garab. AVC wax nañ ci sànq. amaigrissement mënuma ko pour nit amaigrir. mënoo ko li may conseil nit ñi mooy bu ñu yeewoo à jeun ñu dox 1 kilomètre di waaxu aller retour. bu ñu ñëwaatee seen kër ñu def ndox ak citron ak persil dëbb persil bi tuuti rek nga naanee ko noonu ak citron bi comprendre nga boo ko defee 2 semaines nag da ngay arrêté. ngay gis ngay maigrir quoi fekk amul benn conséquence ci say rein mais moytu leen garab yi ñu leen di jox ci tradipraticien naan day maigrir loo garab yooyu day yàq rein faites attention. am nañ ko fii mais duñ ko jox kenn parce que xamuñu conséquences yi moo tax du ma faj femme enceinte du ma faj xale boo xam ne 0 à 6 ans la parce que xaw ma garab yi yenn conséquences lay def ci moom. man lu sama xam-xam àggul du ma ci dugg du ma faj bët bëñ buy métti sax mënuma ko dégg nga. diabète képp ku pancréas bi commencé yàqu du mën a faj. diabète dañ koy faj type 1 type 2 bi yëpp 50 000 dong ngay fay demoon naa ba def ko 100 000 maa ngi jéggalu ñëwaat naa. case départ pour ma jaamoo ko yàlla bu baax. hépatite B dañ koy faj. hépatite A moom anticorps yi ñoo koy jël. C bi mënuma ko faj D bi mënuma ko faj E bi mënuma ko faj même boo amee mosuma ko gis sax hépatite B daal porteur sain yi lay faj comprendre nga je crois que c'est. mënuma ko. ko fi cancer dégg nga boo fi ñëw. mënuma ko mënu duma ci fibrome dama koy faj kyste ovaire yooyu déggoo ci pourtant dañ koy faj c'est que dafa bëri quoi. waaw dafa bëri macha allah.
macha allah. bon lu ma mun lu ma ci sax dugg. am na kuy ñëw nag vraiment fekk xam naa maladie bi mun naa ko faj mais boo ñëwee ma ne la fajuma la parce que xam naa y a des antécédents xam nga cœur palpitation yooyu yëpp dañ koy faj impuissance sexuelle éjaculation précoce faiblesse sexuelle yooyu yëpp dañ koy faj ndigg bu metti xam nga arthrose cervicale hernie discale hernie inguinale hernie hiatale xam nga. macha allah yooyu yëpp dañ koy faj daal li la yàlla may pour askan wi daal bari na macha allah. bu la neexee nga filmer nga pharmacie bi nga xool ay garab yu bëree bëri la de. yow docteur yow suñu waxtaan du yem ci benn émission yow ñun ak yow collaboration lay doon ndaxte askan wi ñoo la bëgg Sénégal ak àddina donc ñu yemagum fii rek pour émission bi ñu bala rek nga tàggatoo ak internet diaspora 221 ak képp koo xamante ni rek mu ngi lay bëggee ndaxte sa tur moo tax tey jii ñu lijjanti sa numéro lijjanti sa adresse ba yegg si fii pour bokk kaak ñi nga xamante ni ñooy suñu internet docteur Diallo ñu bala nga tàggatoo rek. tàggatoo tal di conseiller xale yi. ñu toppatoo seen yaay waaw man lu ma yàlla may rek xam naa liggéeyal sama ndey mu ngi ci waaw xam naa daal am naa ñaan waajur sant naa ci yàlla bu baax nag waaw ñu gën a jàppalante ci seen doom bàyyi man mon meilleur ami bàyyi la ñu bokk. mon meilleur ami moom rek laa am xarit sax moom rek laa waxtaan bàyyi la ñu bokk sama mag la mu ngi Amérique Samba Door la tudd waaw ku jub la ku yaru la. du dugg ci lu yoonam nekkul du fen sama meilleur ami waaw xam nga boo bëggee sax yàlla gaaw nangu sa aaju ñaanal sa doomu bàyyi boo ko ñaanale rek li nga ko ñaanal ci yow lay ñëwaat day mel ni bal tennis boo ko sànni ci miir bi ci yow lay ñëwaat nit daal daanaka loo yéene nit ci yow lay ñëwaat waaw may naan jërëjëfe Serigne Touba waaw wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf Serigne Touba foofu la daanelee ñun tamit foofu la ñuy jëlee di ko remercier encore une fois de plus ndax yombal nañu ko bu baax a baax alors di préciser que ni ñun ñoo ko soxla ndax ñoo dégg ay mbiram ñu ñëw fii ci Petit Mbao numéro téléphone am baa ngi nii ci bande bi 77 959 28 09 boo leen wootee dina am koo leen jot ñëw leen directement ngeen wax li ngeen bëgg rek dina leen tegtal fu mu nekk ci Petit Mbao ngeen ñëw lépp loo leen bëgg bu ko mënee faj dina leen ko wax bu ko mënul faj également dina leen ko wax en tout cas ça a été un grand plaisir toog ak moom di leen jox rendez-vous très prochainement parce que collaboration bi ñun ak moom du yem fii incha allah donc chaque jour day leen xaar ay vidéo ci moom jërë ngeen jëf mbokk yi.